suñu xel yi nag di dem si ñi nga xam ne fii ñu toog tey ñoom ñoo ñu fi jiitu di ko dalee si Ibou Kébé ba si El Hadj Fallou Sylla jaar si Demba Diop ñoom Doudou Samba Sow Amadou Ly sunu papa Ahmed Sarr Abdou Mané Moussa Ndoye Ibrahima Souare Tafsir Demba Diouf ak ñoom Mbaye Diagne ñoom ñëpp ku si nekk bi nga toogee fii li nga mën def nga ko ñu ngi leen siy gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal suñu borom lépp lu ñu defoon si lu baax yal na leen ko yàlla fay si lu mu gën a yaatoo ñi nga xam ne si ñoom jiitu ji nañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen sa àjjana yi gën a kawe ñi fi des yàlla bàyyi leen fi may leen wér-gu-yaram bu yaatoo ñu continuer nag di ñu conseiller di ñu jàppale parce que comme ni ma ko waxee mbuur moo fi des te mbuur gii kat ñun ñëpp ku si nekk war nga loo am loo man loo xam nga def ko si pour que mbuur mel ni mu war a mel ci seen passage seen expérience tamit ak seen jaar-jaar di leen si jéem a sukkandiku pour ànd ak conseil yi ànd ak administration déconcentrée bi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu pegg pour jàppale ñu accompagner ñu ba nga xam ne li waa mbuur yëpp di xaar si ñun ñu mën ko def si nu mu gën a rafete ci campagne bi ñu ngi doon waxtaan ak askan wi si seen i préoccupation si seen i problème amoon nag benn proposition bu ñu defoon ñu tudde ko woon programme de modernisation de Mbour muy programme yeesal Mbour ñu ngi ñaan suñu borom mu may ñu kàttan ba lépp lu ñu ci defoon si action prioritaire mu nekkoon 100 ak yeneen mu may ñu kàttan ñu def ba def lu raw yaakaar ak njortu waa Mbour te lépp nag ñu def ko si nu mu gën a rafete def ko pour delloo njukkal waa Mbour def ko pour delloo njukkal Mbour gi nga xam ne moom dong lañu am lépp nag ñu bëgg koo def également si waxtaan ak diisoo secteur boo xam ne nii war nañ fa intervenir ñu ngi tàllal loxo ña fa nekk acteurs yi tàllal leen loxo pour waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom ñu xool rek yan solution ñooy solution yi gën pour que ñu mën cee dem si nu mu gën a baaxe ak si nu mu gën a gaawe parce que Mbour ñun jàpp nañ dafa nekk si urgence te malade bu nekkee urgence dañ ko war a softatoo te prise en charge bi dafa war a gaaw loolu moo tax ñuy tàllalaat loxo ñëpp incha allah pour que yàlla jàppale ñu ba ci domaine yëpp wàllu njàng mi ak formation wàllu urbanisme defar suñu dëkk bi ba mu taaru ak cadre de vie bi habitat wàllu wér-gu-yaram ku feebar faju wàllu mbalit mi marché yi tourisme bi nga xam ne ku wax tourisme saxal dem ci Mbour war nañ fexe ba Mbour tamit di bénéficier wu ci tourisme boobu si nu mu gën a yaatoo ay quartier ci Mbour dëkk bu nekk commune depuis 1926 ba tey amuñu ndox loolu war nañ ci gaaw song ko nu mu gën a gaawee ba quartier yëpp bu ñu ubbee seen robinet yi ndox man fa génne te mu doon ndox mu sell loolu tamit war nañ ci gaaw jeunesse bi kenn du leen fàtte incha allah ci seeni passion muy sport wala culture wala nangam wala seeni formation renforcer seeni capacité waaye également seenam xëy lépp lu ñu mën dinañ ko ci def pour que ngeen gis seen bopp ci mbir mi ku bëgg a jàng ku bëgg a formé wu te ku formé wu mën a am liggéey te ku liggéey mën a am xaalis boo jàppale sa bopp jàppale say wéyjur loolu incha allah dinañ ci taxaw ci nu mu gën a baax femmes yi tamit ñoom priorité des priorités lañ ñoom ñoo yor kër yi ñoom ñoo samp kër yi ñoom ñoo dëgëral kër yi incha allah lépp lu jëm ci seeni formation ci seeni financement seen autonomisation incha allah dinañ ci taxaw ci nu mu gën a gaawee ak seen responsabilisation tamit ñu gis leen seeni taxawaay ci dëkk bi ba ñu xam ne lu góor mën jigéen mën na ko loolu également dinañ ci ànd ak yéen ba mu gën a fës incha allah wàllu communication tamit lépp lu ñuy def wax nañ léegi ne dañoo bëgg a maire bi nekk une maison de verre mooy lépp lu ñuy def nekk lu leer naññ ñëpp xam ko gestion participative citoyenneté bi bëgg nañ koo tàllal ba ñëpp gis ko ku am information boo bëgg ci maire bi doo am benn blocage lépp lu ñuy def ñëpp xam ko ku ci bëgg a participer ci conseil de quartier yi ñu yëkkatiwaat ko les acteurs yi nga xam ne ñoo nekk communautaire de base tamit ñu yëkkatiwaat leen
ba ñu mën a nekk ci askan wi waxtaan ak ñoom. Informatique dinañ ko dugal ci gestion administrative bi ci lu mu gën a yaatoo ba nit bu soxlaawee ay papier ci mairie bi à 1h du matin bu ko neexee ci lalam mu commencé procédure bi bu xëyee mu ñëw àggalee ko ci biir mairie bi. bëgg nañ également une présence mooy ku ñëw ci mairie bi ak soxla boo mën a am boo ñëwee nga fekk fa interlocuteur koy waxal koo xam ne la ngay wax ak moom dina àgg ci fa mu war a jëm te incha allah luñ ci man ñu def ko ci. loolu yëpp nag li tax ñu am ci yaakaar mooy ñi nga xam ne actuellement ñoom la Mbour wóolu muy 80 conseils yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liste bi. ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ak talent bu Mbour soxla ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ak expertise bu Mbour soxla ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ak compétence bu Mbour soxla te jàpp nañ ne buñ boolool yooyu yëpp booleeg également société civile bi booleeg diaspora bi liñ ñu mën a indil booleeg les personnes ressources yi nga xam ne également ñu ngi ci dëkk bi te ñun ni ñu développement dëkk bi intéressé leen noonu def naa ne buñ booloo loolu yëpp lépp lu ñu nësir wala ñu bëgg ko pour développement Mbour yàlla mën nañu ci dimbali ci nu mu gën a baaxe li ñu bëgg daal mooy repositionner Mbour ba mu bokk ci dëkk yi gën a baax yi gën a neex a dëkk ci Sénégal bokk ci gën a rafet bokk ci nga xam ne ñoo gën a respecter environnement bi bokk ci dëkk yi nga xam ne les risques de catastrophe dëkk yi ko gën a mën a dékku ba nga xam ne du sooxal économie bi du sooxal santé bi du sooxal jàng bi mu bokk ci dëkk yooyu loolu mooy sunu objectif te dinañ jël tamit lépp loo xam ne maire bi moo ko moom dinañ ko delloo ci askan wi ba askan wi gis ko avec benn transparence ak participation bu wóor ak reddition des comptes képp kuñ dénk dara incha allah dinañ organiser wu ba nga mën a taxaw ak askan wi wax leen li ñu la dénk lan nga ci def. Contact avec les quartiers également du dañ dinañ xool après ak équipe municipale bi ak conseil yi nu ñuy defee yenn saa ay descente ci ay quartiers waxtaan ak ña fa nekk pour ñu xool seen i préoccupation fan lañ ci toll ak li ci des naka la ñuy fexee ba gaawal ko parce que comme ni ma ko waxee rek Mbour fi mu nekk nii soxla na rapidement ñu song ay problème am pour que ñu mën ko repositionner nag ba mu àgg fu mu war a àgg si côté boobu tamit intercommunalité bi incha allah dina ci liggéey bu baax ñu nag suñu collègue maire yi nekk ci agglomération de Mbour bi ànd ci ak administration territoriale bi ak les services déconcentrés dinañ waxtaan ci nu ñuy bokke ay yenn projet d'envergure yi surtout mbalit mi ak yeneen bu ko defee ñu mën a liggéey ensemble suñu dëkk bi ñu mën koo defar ba mu mel ci dëkk yu baax yépp ñu war a mel ñu am ko donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko di gërëmaat bu baax gan yi fi ñëw waa Mbour yi di gërëm bu baax autorités religieuses yi sëriñ yi fi nekk ci dëkk bi yépp kilifa diine yi borom daara yi imam yi autorités traditionnelles yi fii am na collectivité Mandeng am na Joola am na Tukulóor am na Séeréer am na Mandiak am na Lébu Mbour seen ville cosmopolite yépp ñu ngi fi te organiser wu nañ organisation bu baax ba pare di liggéey ak di jokkalante bu rafet ba Mbour sur le plan culturel kenn du ko wax ci Sénégal te boole ko te loolu nekkin bu rafet bi ñu nekk moom moo ñu ko waral donc ñooñu tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ñaan yi tey la war a gën a continuer parce que ñu ngi door a commencer liggéey bi te waa Mbour dañ ñoo yónni te dañ ñoo yàkkamti incha allah ñuy ñaan yàlla defal ñu jàmm yokk fi sutura ba Mbour liñ ci bëgg ñun ñëpp ñu defal ñu ko waaye mu defal ñu ko ci jàmm ak salaam ak wér-gu-yaram bu yaatu. pandémie bi ba tey ñu ngi xeex ak moom ba tey ñu ngi am ay résultats yu baax waaye ba tey mu ngi résister yàlla nañu yàlla dimbali ba mu gaaw fi jóge ba nit ñi continuer di liggéey ci nu mu baaxee. Le climat social également yàlla def jaare la ko ci Coupe d'Afrique bi ak yeneen ba climat social bi apaisé wu ñiy jàngi ñiy faji ñiy liggéey ñii de sport reprendre seeni activité Mbour ak Sénégal yëpp jëm ca kanam ma leen di gërëm bu baax di leen sant jërëjëf.